RFM Matin, RFM Matin. émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Malick Diop salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène yaay directeur général ASEPEX bu ñu ko déggee mooy bànqaasu nguur gi nga xam ne moom lañ dénk wàllu exportation maanaam liy jóge ci réew mi di dem biti réew ñu koy jaay. daañu waxtaanee yeneen fànn politique ak wàllu wér-gu-yaram ak coronavirus ginnaaw sa xam màcc na ci wàllu wér-gu-yaram ndax docteur en pharmacie nga liñ la dénk nag ci liggéeyub exportation yooyu ci ASEPEX gi nga jiite am na xayma goo xam ni defees na ko ne ci atum 2019 exportation yi toll na ci 1985 milliards boo ko xoolee méngale koog bu 2018 nga xam ne 1670 milliards la loolu nu ngeen ko tekkee yéen. waaw maa ngi lay nuyu Babacar di nuyu El Hadj Ndiogou di nuyu doomu Sénégal yëpp ni ñu koy tekkee rek mooy liggéey bi nga xam ne tey président de la République Macky Sall dénk nañu ko depuis 2012 muy liggéey bu nga xam ne dafa méngoog tey jii nii jamono mooy fexe ba pays émergents yi nit ñi jógee ci yeneen réew yi jógee ci bitim réew ak secteur privé bitim réew investir ci Sénégal produire lu bëri luy meññee fii li ñuy nappee fii li ñuy defaree fii yóbbu ko bitim réew jaay ko bitim réew yi nga xam ne mooy devise étrangère. dugg ci bitim réew la ci ay produits ak marchandises. waaw bu ñu jàppee bu njëkk bi mooy li nga xam ne dañ koy napp mooy jën ak crustacés ak yooyu yeneen yi tamit mooy li nga xam ne dañ koy bay tey jii nii bu ñu jëlee mbay mi huile d'arachide arachide décortiqué bu ñu jëlee également produits horticoles yi mooy ay mangoog yooyu. kon gerte gi am na ci doole. am na ci doole lool te dafay loo xam ne mooy li indi problème bi ci beneen fànn. Babacar nañu ko ŋàññ. Babacar indiwul problème ndaxte tey jii nii bu ñu jëlee gerte en 2012 filière bi dañ ko bàyyi woon c'est-à-dire régime bi fi nekkoon dafa ne woon gerte da koy tegee wet président Macky Sall ne dañuy yokk production bi lu bëri ba mu dépassé 1 million de tonnes xam nga boo jëlee produit lu bëri da nga war a également commercialiser ci biir réew mi ak ci bitim réew ci commercialisation ci biir réew mi. muy li nga xam ne lenn li dañuy jël loo xam ne jox ko huiliers yi ñu defar huile d'arachide leneen li tamit ñu fexe ba yegg si bitim réew mën a am lu méngoog jamono loo xam ne aflatoxine bi du bëri ba ñu mën ko exporter tey jii nii ñi nga xam ne ñoom ñooy dàq li ñu importer mooy Chine ñi fa ëpp li ñuy exporter li ñuy yóbbu huile d'arachide ak gerte décortiqué mooy doomu réewu Sénégal te it li ñuy jàpp tamit suñu ko exporter ñi nga xam ne ñooy exportateurs yi traders yi chaîne de valeur yi ay doomu Sénégal ay téeméeri doomu Sénégal ñooy liggéey ci biir ñii ñi ngi ci mbay bi ñii ñi ngi ci tamit séchage bi ñii ñi ngi ci usines yi nga xam ne tey jii nii ñoom ñoo koy transformer ak yooyu donc dafay nekk loo xam ne dafay yokk tamit liggéeyu doomu Sénégal. ñu jël ne ñu xayma depuis le 21 janvier. nguur gi dafa jël dogal dakkal gerte gi. ñu yóbbu ko bitim réew rawatina Chine ndax pour mu bañ a indi gàllankoor ci réew mi loolu est-ce que amul gàllankoor ci yéen seen liggéey nga xam te ne. exportation moo leen gën a. waaw xam nga loolu dañu naan alhamdulilah parce que gerte boo xam ne tey jii nii amuloon tey jii nii bariwaay boo xam ne. ñu am crédibilité à l'international ba nga xam ne réew bi nga xam ne moom mooy ëpp li muy jënd gerte ñu gis ne que Sénégal moo fay ëpp li muy exporter nous sommes le premier pays exportateur d'arachide en Chine tey jii nii ñu ci exporter ba ñu naan li ngeen exporter bëri na doy na dafa c'est-à-dire ëpp na sax li nga xam ne tey jii nii moom mooy li ñu daan exporter loolu dañ naan ci alhamdulilah léegi ñu continuer tamit liggéey ak ñi nga xam ne tey jii nii yéen a ngi tiitaroo exportation yi ne dafa yokk 2019 waaye taxul balance commerciale bu Sénégal nañ ko xamee bañ ko tàmbalee xayma ba léegi soppeekuwul déficitaire ndax boo méngalee exportation yi ak importation yi importation yi ëpp na ko lu ëpp 220 milliards. Babacar dama bëgg ñu am une lecture économique tey jii nii mbirum importation ak exportation parce que ñu bëri amuñ lecture économique tey jii nii boo gisee exportation depuis bi président Macky Sall ñëwee ba léegi chaque année am nañ plus de 10% de croissance mooy. dépassé nañ 160 milliards yoo xam ne dafay nekk exportation non seulement mais muy ay koom-koom boo xam ne ay devises la yuy dugg ci biir Sénégal bu mujj bi mooy bi nga wax léegi ñu jógee ci 1670 milliards virgule 0 yegg si 1985 milliards virgule 1 muy 18,9 de croissance musul am ci histoire du Sénégal c'est-à-dire presque soriwuñ 200 milliards yoo xam ne yokku tepp
exportation la quasiment musul am ndax liggéey bi nga xam ne tey jii nii structure yiy liggéey ci biir exportation ñoo ci nekk. léegi nag boo jëlee importation Babacar dama bëgg ñu xam ne importation dafa am yu bëri tey jii nii boo jëlee président Macky Sall dafa ne dañu yokk mbay mi bu ñu yokkee mbay mi ñu yokk machinerie ñu jël par exemple ay tracteurs jëlee ko bitim réew indi ko biir Sénégal bu ñu jëlee ay tracteurs jëlee ko bitim réew indi ko Sénégal xam nga loolu importation la mais importation la boo xam ne moo ñu jox résultat yi tey moom moo tax tey jii nii gerte bi yokku ceeb bi nga xam ne ceebu mbay yokku produits horticoles yi yokku et cetera donc importation yi xëy na naam yokku na mais yokku bi muy yokku du bokkul ak yokku bi mu daan yokku en 2012 yoo xam ne da ngay dem rek jënd ay produits cosmétiques indi ko léegi produit cosmétique du loo xam ne dañ koy jéggaane mais tey jii nii dañu produire beurre de karité produire huile de baobab te suñu produire beurre de karité Salémata lañ koy produire Saraya ay junne doomu Sénégal ñoo ci liggéey defar ko tudd nga département yi gën a dellu ginnaaw ci réew mi fi ñu toll nii déet Babacar boo demee Salémata Saraya tey jii nii tey production beurre de karité bi nga xam ne dañ koy transformer yóbbu ko fi nga naan Farmagora fi nga xam ne mooy produit cosmétique yi gën a baax ci àdduna foofu lañ koy defaree benn pays africain rek moo fay nekk muy Sénégal mooy tey jii nii ASEPEX ñi ñuy yóbbu ñuy présenter beurre de karité ak huile de baobab di ko ñoo jënd karité gi bitim réew tey jii nii bépp pharmacie boo xam ne tey jii nii mi ngi à l'international am na contact ak pharmacie yi nga ak producteurs yi nga xam ne producteurs sénégalais lañ doomu Sénégal lañ ñuy produire beurre de karité transformé ko bu ñu ko transformé ba mu méngoog li ñu soxla bitim réew premièrement deuxièmement ñi koy defar nag ñu ngi jógee ci réew yu gox yooyu nga ne dañ dellu ginnaaw te delluwuñ ginnaaw parce que depuis président ñëwee ñooñu ay junne cam doomu aadama lay mën nañu xam karité gi gars yi bu ñu ko jëndee borom pharmacie luñ cay def ay diwu yaram wala diwu yaram lañ ciy def te tey jii nii boo xoolee sur l'échelle des valeurs karité bi ñu ëpp li ñu gis à l'international 20% karité moo ci nekk bu Sénégal bi 100% la c'est-à-dire bu Sénégal bi bokk na ci yi gën a baax yi ñu gën a ràññee cay gën a baax bu Mali international moo gën a baax bu Mali baax waxatuñu waxam parce que Mali lañ daan jéggaane karité gi di dama ne loolu bu njëkk la loolu avant 2012 la léegi toll nañ foo xam ne tey jii nii boo demee Farmagora tey jii nii doo fa gis beneen réew tudduma sax benn réew bi nga tudd noonu Sénégal kese nga fay gis parce que tout simplement sur le plan de la qualité yegsi nañ ci qualité boobu parce que dafay entreprise yoo xam ne dañ leen encadré ba ñu yegsi ci niveau boobu. wàllum exportation am na fa at yi la ñu wees daan dégg lu bëri AGOA programme boo xamante ne nguurug Amérique da ko taxawaloon ngir réew Afrique di mën a exporter foofu di koy dugal ci biir réew mi Sénégal ay temps jamono foo déggal AGOA léegi kenn déggatu ko lan moo xew fu ngeen toll jamono ji ci programme boobu di AGOA bu ñu jëlee ñaari at yu ñu wees tey moo ëpp li ñu exporté sous AGOA parce que yegsi nañ tey jii nii 2 fois 150% de croissance ci ñaari at yi ñu passé mooy li ñuy exporté jëlee ko fii yóbbu ko États-Unis xam nga lu tax parce que bu njëkk dañ daan toog rek di jël conteneurs yi di yóbbu léegi dafa changé tey jii nii boo demee fu ñu naan Diamniadio bi nga xam ne tey jii nii usine képp koo xam ne bëgg nga am usine produire exporté mën nga dem parc industriel bi foofu tey am na ay entreprises yoo xam ne ay téeméeri sénégalais ñoo ciy liggéey di transformer li nga xam ne mooy tissu bi defar ko textile exporter ko directement sous AGOA loolu moo tax ci tey jii nii suñu croissance. ban xeetu piis la Lagos la wala lu mu doon. non piis yi xam nga su fekkee ne AGOA la am nga droit jëlee tissu bitim réew ñaw ko fii boo ko ñëwee fii exporter ko loolu mooy technique yi ñuy utiliser dans le cadre de l'AGOA. du piis bi la ñuy exporter. ñaw yi la ñuy prêt-à-porter dañ koy defar. commande yi jógee États-Unis ñu transformé ko doomu Sénégal liggéey ci yóbbu ko bitim réew dollars yi dugg est-ce que loolu am na dayoo guy indi koom ci réew mi bu baax di ñawi anango di yóbbu Amérique du yow anango nga jàpp waaye xam nga Babacar Fall bu fekkee ne tey jii nii da nga gis costume made in Sénégal costume made in Sénégal tey jii nii ñu ngi koy exporter partout dans le monde di ko exporter États-Unis am na yoo xam ne tamit doomu réewu États-Unis usines yi nekk foofu ñoom ñoo soxla yoo xam ne tey jii nii bëgguñ ko produire directement États-Unis dañ koy produire Sénégal exporter ko dollars yooyu ñi nga xam ne lañ koy jëndee dugg ci biir Sénégal dellu ci également doom yi nga xam ne ñoo doomu Sénégal yi ciy liggéey. ASEPEX ko nga jiite nag tudd nañ ko ci rapport yi Cour des comptes mujjee génn ñu ne ay frais de mission yoo xam ni yow mii
yaa ko jëfandikoo 340 nangam millions ci mennum at képp loolu yéemi wuta. waaw Babacar loolu moom kay dinaa ko laaj journaliste bi ko publier parce que loolu moom loolu la ñuy ooyee fake news te fake news dafay loo xam ne tey jii nii. 340 nangam millions frais de mission. waaw Malick Diop ASEPEX. waaw ci benn at. waaw dama bëgg Babacar nga lire tableau 101 bi nga xam ne dañ naan dépenses liées aux foires manifestations exposition mooy tableau bi nga liiral bu baax li ñuy wax en 2015 tout simplement mooy li nga xam ne mooy totalu entreprise yi ñu yóbbu foires yi ñuy dem salon yi ñuy dem entreprise yi ñuy jox ay frais de mission mais également accompagnement entreprise yëpp c'est-à-dire quasiment budget bi yëpp ñu ne budget bi directeur général moo ko dugal ci poche bi xam nga loolu yanuwul maana loolu la ñu naan fake news mais fake news dafay loo xam ne tey jii nii je pense que aussi bien journalistes yi mais également Sénégal bi yëpp dañ ci war a xolaat seen bopp parce que loolu du lu baax parce que nit ki da ngay ñëw wax lu la neex dugal ko ci réseaux sociaux yi xëy na peut-être c'est pour nuire mais c'est extrêmement faux mais liñ ci gën a jàpp tey jii nii mooy passage Cour des comptes dafay wane tey jii nii gestion bi nga xam ne tey président Macky Sall daf ko bëgg daf ko teg tey jii nii ci Sénégal nga xam ne képp kuy yore loo xam ne koom-koomu réew mi la dañ lay saytu en permanence ñun li ci am solo on a été très satisfait que Cour des comptes jaar ASEPEX man bi ñu fay jaar sax boobu ñaari at rek laa fa defoon tey maa ngi ci juróom-ñaari at bi ñu fay jaar dañu xool li ma def ci ñaari at yi ak ñetti at yi passé yeneen directeurs généraux yi ñu ci def ñu xool saytu et liñ ci gis déjà mooy déjà ñoom seen professionnalisme benn ñaareel bi tamit liggéey bi ñuy def dañ lay defal ay orientation ay recommandations yu baax yoo xam ne boo ko toppee da ngay am résultat te moo indi résultat yi ñu am tey jii léegi nee nga 340 millions yeeg yu tegal yooyu. waaw du ay per diem yoo jël li ngeen dépensé la ci foire yi ngeen dem seen i per diem ak entreprise yi ngeen di invité leen yóbbu ci foire yi. exactement waaye bu ngeen dépensé 340 millions ak nangam. ci am dem ay foire di wane Sénégal ngir nit ñi xëy na di ñëw di jënd produit Sénégal. ndax jur ngeen xaalis bu mën a fatt loola li ngeen dépensé exportation yi fatt na ko. Babacar ku am croissance xam nga dañu tàmbali ne croissance su presque 200 milliards ñaari téeméeri milliards presque la ñu jëlee tey jii nii Sénégal ci at boo xam ne dafay jógee bitim réew ñëw ci Sénégal loolu xam nga fan naka lañ ko amee dañu dem ci foire yi dem ci salon yi dem ci exposition yi yóbbu ñi nga xam ne ñooy béykat yi yóbbu ñi nga xam ne ñooy nappkat yi yóbbu sàmmkat yi yóbbu leen ñu toog waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jëndkat yi def seen contrat suñu ñëwee fii suñu signé seen contrat ba pare ñu ànd ak ñoom fexe ba contrat yooyu ñu respecté ko bu ñu ko respecté ñu nekk aux normes koom-koom boobu dugg ci waat Sénégal moo tax tey jii nii ñu am une croissance de plus 18,9% des exportations. Mais quand même 300 millions quand même 340 millions yooyu ci frais de mission ëpp na xanaa at mi yëpp na ci ay mission ngeen di nekk. Non du tout ça n'a rien à voir avec les frais de mission 2012 ba 2015 bu ñu ko gisee ki liir moo xamul sax li muy wax moom parce que mi ngi nii frais de mission boo xoolee nii mooy 70 millions en 2015 te 70 millions xam nga lan la mooy exposition universelle yoo xam ne yóbbu nañ ay téeméeri entreprise sénégalaise yoo xam ne ñii ñi ngi ci mbay ñii ñi ngi ci napp et cetera yóbbu nañ leen ci foire de Milan yóbbu leen Dubaï yóbbu leen Europe d'une manière générale yóbbu leen Afrique fi nga xam ne lu bëri li ñuy exporter foofu lañ nekk donc ñooñu li nga xam ne tey jii nii la ñuy def ba yegg si foofu ñu jënd ay pavillon yoo xam ne pavillon international wax naa tey jii nii Farmagora nga xam ne pour yegg si fa Afrique benn pays rek moo fa nekk Sénégal ASEPEX fexe ba jënd pavillon loué ko fexe ba tamit doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci beurre de karité ak yooyu jóge Salémata jóge Saraya ñu fekkee ko waxtaan ak jëndkat yi tamit jënd foofu donc l'ensemble de ces choses là tey jii nii mooy investissement yi nga xam ne moom mooy 340 millions ci tout ce qui est foire salon exposition koo xam ne nag mënul lire tableau foog ne loolu ay frais de mission la dafay jaxase rek wala dafay def lu ko neex. léegi exportation yeeg koomu ko àddina fi mu toll nii xaw naa gàllu goose yaa ngi jàng ci ay bërëbu tasum xabaar ci àddina ñu naan bourse yi sax fi mu toll nii rës nañ ndax jàngoroy coronavirus exportation importation surtout li ngeen yëngu exportation ak activité économique àddina bi yëpp coronavirus bi fi mu toll nii dina ko delloo
tàmbale na ko sax delloo ginnaaw. waa dëgg la parce que xam nga tey jii nii par exemple man bu ma jëlee bi ñu demee expo bi nga xam ne moom mooy expo Beijing bi ñu demee ñu ànd ak ministre du commerce. ak ci Chine ci Chine ñu ànd ak ministre du commerce ànd ak secteur privé bi. am na ay doomu Sénégal yoo xam ne ñi ngi yëngu ci sésame dañu signé une convention boo xam ne 14 milliards la boo xam ne exportation de sésame la ñuy def Chine te loolu Sénégal rek moom moo ko defoon ci pays africains yi daje woon foofu ci expo ñoom ñu préparé di commencé nañ tàmbali nañ déjà exporté xam nga ñooñu déjà li ñu war a exporté noonu am na lu ko gàllankoor en tout cas ci Chine pour l'instant donc nu mu munti demee ne ñu d'accord ne xam nga coronavirus boobu dal na ci àdduna wërngal képp sur le plan commerce Chine moom mooy li ñu naan usine du monde nag bu ko loolu dalee dafay am répercussion ci doomu. yéen ci wàllu exportation bi ngeen ko doon xayma li ngeen nar a ñàkk manque à gagner bi ci ñaata ngeen ko doon xayma. ñaata lay doon tey jii nii tollooguñ fu ñu ko mën a xayma parce que tey ñun 8030 produits la ñu mën a exporter biir Chine nag marché bu am solo la ci Sénégal ñu ngi ci xool ñaan yàlla ne coronavirus bi. 8030 produits. 8030 produits ngeen exporté Chine. déedéet 8030 produits lañ am en terme de système général de préférence. c'est-à-dire am nañ droit exporter 8030 produits. sans droit de douane. yegguñ ca. non yegguñ ca. dañ ñu ubbil marché bi dañ naan ubbil nañ ñu marché sur 8030 produits suñ ñu ko ubbilee ñun ñooy xool. yan lañ soxla ñu exporter ko ñu naan dañuy exporter sésame dañu exporter gerte dañu exporter également produits yoo xam ne produit textile la et cetera ñun ñooy xool li nga xam ne d'accord nañ ci secteur privé chinois pour tamit ñoom ñu jënd. li nga xam ne ñoo soxla nañ ko tey nag coronavirus ñu espérer parce que tamit dugg na Europe. Sénégal ñu ngi préparé wu parce que tey jii nii am na xam nga bépp pandémie buy waaj a ñëw rek da ngay préparé wu fagaru donc Sénégal effectivement day dem ba ñëppay tëju kenn dootul nangu ay produits dugg wala nit dugg si boppam sax après mu indi ay gàllankoor. waaw day indi gàllankoor même sur le plan psychologique day indi gàllankoor. tey jii nii des ressortissants yi nga xam ne ci pays yooyu la ñu jógee dafay indi quelquefois. benn minute moo ñu desee Malick Diop DG ASEPEX ci wàllu politique nga nekk porte-parole AFP. parti Moustapha Niasse. Mouhamed Dionne li muy lam-laamee Macky Sall toog ci nguur gi ay at ba ay 2035 yow loolu noo ko gisee. Babacar su ma ñëwee chaque fois da muy poser même question li mu lay wax rek mooy. mënuñu bii kat mënul mekk comme question dimanche la ko waa ji wax. Babacar man ci li ma ci dégg daal mooy gis na ne que tey jii nii liggéey bi rafet na benn ñaareel bi doomu Sénégal tamit. tey jii nii doyalaguñ ci président loolu laa dégg mu wax. waaw loolu la léegi noo ko gisee. Babacar man xam nga ku si nekk da ngay am lecture doyalaguñ tey jii nii benn at rek la defagum ci deuxième mandat dañu bugg tamit mu dem ba terminer mandat man loolu gisuma ci benn problème 2035 la wax. dama ne xam nga. yéen AFP di ngeen ko nangoom. non déglu li ma la wax Babacar Fall dama ne tey jii nii mi ngi ci première année xam nga ñi ngi ko doon feete keroog. des na ñeenti at maintenant agenda 2035 bi nga xam ne tey jii nii mooy plan Sénégal émergent bi ñu déroulé loolu ça dépasse les mandats de quel que soit le chef. le président Macky Sall mandat 2024 la war a yem. d'accord nga ne 2024 mandat dama ne ay jeexal. agenda 2035 c'est un agenda économique. mooy sur le plan économique plan Sénégal émergent war nañ ko dérouler ba 2035 mooy lu bëri tey jii nii lu mu lay wax mbirum exportation. xam nga yow ñeenti at yi nga xam ne xam nga Malick Diop yow booy point E. waaw nekkoon maire kii gëree nga. waaw Macky Sall dafa di ngeen ànd ci mu laajaat mandat am déet. Babacar Fall. ñun ñi ngi ci deuxième mandat premièrement deuxièmement ñi ngi dépassé at démb xaw ma bërki démb lañ terminé première année nga may wax loo xam ne fi leeg 4 ans la xam nga ne loolu du sujet. sujet bi mooy exportation yi yokku koom-koom bi yokku te loolu tey jii nii ñi ngi koy déroulé ci biir réew mi te loolu lu am solo la tamit loolu mooy wanante tey nii président Macky Sall liggéey bi muy def macha allah. Malick Diop jërëjëf directeur général ASEPEX porte-parole AFP parti politique.